ñëwaat nañ tey ci seen beneen émission couvre-feu avec les jumeaux ñu war a waxtaanee lu am solo mooy jigéen jigéen dafa am solo ci suñu société am na ñuy wax sax ni ñoo sabab suñu ñëw fii ci kaw suuf waaye lu mu ci mën di nekk rek dafa am taxawaay bu important bu muy jouer ci suñu société ñu war a waxtaanee taxawaay boobu ak dayoo jigéen ci péncum Sénégal. waaw Mohamed merci beaucoup ci sa introduction bi tey nag ñu ngi am benn invité spécial boo xamante ne mu war a intervenir ci thématique bu am solo bi nga xamante ne moom la ñu war a waaj a waxtaane te mooy jigéen suñu invité bi nag mu ngi tudd Seynabou Gueye Seynabou di comptable waaye tamit di gestionnaire waaye tamit mu ngi spécialisé wu plus particulièrement en audit kon Seynabou ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu Aziz ak Mohamed ñu jox seen wàccuwaay di nuyu waa Leuz TV nuyu Sénégal yëpp. waaw Seynabou kon ñu tàmbale suñu waxtaan rek ku ne xam na ni jigéen dafa occuper place bu spéciale ci penc Sénégal tey lan nga ñu mën a wax tey ci statut bi nga xamante ne jigéen occupé na ko ci société bi en général. waaw statut bi nga xamante ni jigéen ñu ngi koy occupé société bi en général sunu borom moo ko yeyool moo ko jox jigéen mu nekk benn lumière boo xam ne mi ngi ko daggee ci moom doon lumière boo xamante ni dafa ñëw ci àdduna pour un projet précis tamit di le projet de l'humain waaw ak ci ànd aussi ak ñi nga xamante ni mooy compagnon pour mën a tabaxal yàlla dund yewenal ko penc jigéen mooy ki nga xamante ni comme li ñu wax c'est la matrice de la société te ku ni matrice d'une société wax matrice d'une société modèle néew ñu moderne modèle la ñu wax te ku ni modèle mu dellu ci nit dellu ci éthique kon kooku mooy jigéen mooy ki nga xamante ni tout ce qui est valeur et vertu dafay tourner autour d'elle pour mu mën a tabaxal comme li ñu wax sunu borom penc. dégg naa nga wax ni jigéen mooy matrice su société soo déggee tubaab bi dañuy wax éduque un homme tu éduques une seule personne mais éduque une femme tu éduques toute une société donc matrice d'une société modèle boobu nga xamante ne jigéen loolu mooy statut am ci penc tudd nga itam compagnon bi nga xamante ne moo koy accompagner ci wàllu boobu muy góor tey jii nii statut boobu noonu est-ce que reconnaître nañ ko ci Sénégal réellement. jigéen dafa nekk koo xamante ni dañu ni boo ko éduqué nga génération éduqué nga ba 14 génération mu nekk koo xamante ni kon leer nañ ni responsabilité am ñu jàppale ko ci moom mooy nekk li nga xamante ni moo ko mën a jëmal kanam mais suñu xoolee li nga xamante ni moom moo nekk dans le monde en général jigéen dafay xaw a occuper benn place boo xamante ni dañ ko jox place bu gën a suufee bi nga xamante ni moom la war a occuper dëgg-dëgg parce que boo nee la femme ñun la c'est le sexe faible mais ban sexe moo faible à vrai dire parce que yàlla nombre de fois bi mu tudd góor ci alxuraan nombre de fois boobu la tudd jigéen ci alxuraan kon nga xam ne sunu boroom xoolul nit ci jigéen walla ci góor ci genre mais daf ko xool ci taxawaay ci wàllu boobu nga gis ni ruse lañ ci dugal benn ruse boo xamante ni dafay fàttaloo jigéen responsabilité am dëgg-dëgg parce que jigéen bu xamante ni yar nañ ko fi muy war a yar fi ñu ko war a yare moom su jógee xam na li nga xamante ni moom la war a dollil penc parce que bu ñu jëlee góor teg ko ci kanamu jigéen sunu borom def ko par ordre de supériorité daf ko def par ordre de priorité moom góor nekk ki nga xamante ni moo ko war a sécuriser jigéen jooju nga xam ne mu ngi ci ginnaawam nga gis ni kon force physique boobu moom la sunu borom jox góor mais force psychologique bi moom la jigéen détenir jigéen dafa nekk ko xamante ni dafay sécuriser sécurité boobu nag moo waral sunu borom jël ko làkk ko ci ginnaaw compagnon pour ñu ànd ñoom ñaar doxal mission waaye defuñu ko pour. donc dafa mel ni kon jigéen moo ëpp doole góor ndax force psychologique moo gën a am dayo que force physique.
waaw force psychologique nekk na loo xamante ni nii dafay ànd ak benn vertu boo xamante ni mu ngi ci jigéen ñu naan ko quiétude. bu ñu gisee góor ku xam góor xam ne sunu borom ci suba la ko bind ci dang-dang ak dang la ko bind. jigéen ji war na nekk koo xamante ni nii moom la sunu borom moo ñaale quiétude parce que moom la ñu bind ci guddi te guddi lépp dafay dal lépp dafay nekk loo xam ne day tegu ci tranquillité moo waral force psychologique ci niveau boobu rekk nga ko mën a invité pour mën a am li nga xamante ni nii moom ngay soxla ci niveau. est-ce que tey. jigéenu Sénégal wala jigéenu monde bi en général xam nañ responsabilité boobu noonu nga xamante ne suñu borom jox na leen ci société. tey góor bu taxaw ni nga jox ko loo xamante ni nii responsabilité boo xamante ni nii luy noot jamono la lu mën a avancer dëkk toogul rek pour agir directement non da ngay gis sunu maam yi bi ñu doon waxtaan ak ñoom dañuy naan la dinaa waxtaan ak sama njëgënaay njëgënaay bi mooy soxna si nga xamante ni nii moom la fay fekk ki nga xamante ni nii ci moom lay tàttagee boppam mën ko déglu mën ko organiser ci tranquillité boobu ba tey ñuy wax ci jigéen nga xamante ni dina ko mën a guider mais da ngay gis ni tey bu nekkee ay wàll tout ce qui est folklore buy dellu ci futilité yi la plupart dañ naa yooyu yëfi jigéen la yooyu yëfi jigéen la te jigéen moo nekk koo xamante ni nii buñ koy am danga koy amee ci biiram ci intérieur am foofu la lay recevoir donc am na loo xam ne buñ ko dëkkalee ci moom walla mu di ko gis te ñëpp mu ñëw fekk ko fii ci société bi dafay fekk ni c'est très normal que loolu mu am or que non or que jigéen ak mag yi tedd yi nu suñu borom booleel ñu donnu leen surtout pays bi ñu nekk di Sénégal ku nekk xam nañ li ñu représenté woon ci société boobu dafay baax nag pour chaque génération ñu ñëw di fàttali loolu seeni moroom yi nga xamante ni ñoom la ñu sekkal société boobu. jigéen dañuy wax ni que mooy reflet wu société bi donc bu ñu xoolee suñu société bi li muy refléter rek c'est parce que peut-être jigéen yi seen amuñu benn taxawaay boo xamante ne war nañ ko am par rapport ak société parce que société bu jagee rek c'est parce que am na jigéen yu baax yoo xamante ne ñoo nekk ci ginnaaw pour jagal société boobu donc tey nag lan mooy jàppale jigéen mu motal taxawaayam ci société bi. li koy jàppale mooy d'abord mu xam boppam mu xam mooy kan parce que dañu ni jigéen mooy ki nga xamante ni nii moom lañu moom lañu sox lan lañ ko sox ay jikko yoo xamante ni nii daf ko war a jiw pour mu génne jiw bi gën loo tax jiw bi gën lañu jël def ko jigéen. c'est ça. damay fàtte. damay fàtte yéen ñaar moo tax comme ni ñu wax nekk nga koo xamante ni nii nee nañ la mooy jiw bi gën moo waral ñu ni jigéen bu ñu la soxee jikko yi nga xamante ni nii moom la ñu war a def ci yow commencé ko si ni la sa waajur bu jigéen war a préparer en tant que femme bu libre d'abord ba keroog ñu koy dénk ku mu mën a àndal ci mission ak li nga xamante ni nii war na ko def tout ce processus boo xamante ni war na ko jaarale ci diggante moom ak doomam nekk na koo xamante ni nii ci vertu yi lañ koy xaar ci ay valeur lañ koy xaar li lay sox mooy jikko yi pour nga génne ko pour nga sokki ko foo koy sokki yaa ngi koy sokkee ci àllu wilaaya boo xam ne boo ko jamee rek war na jur un homme lumière reflet du divin jigéen ci dimension boobu la ñu waxee ni moom mooy la lumière de cette société comme ni nga koy waxee moo waral ñu naan soxna lan lañ ko sox ay jikko lañ ko sox nga gis ni kon rien n'est au hasard bu fekkee wàllu jigéen la li ngay taseeg sa benn frère ci mbedd mi mën la soxna si wax nga wax ak moom te fekk moom tudd na la benn tur boo xamante ni mi ngi teg ci sa mag yi responsabilité boo xam te est-ce que yow dëgg xam nga ko kon jigéen moo nekk ki nga xamante ni nii
moom mooy ki nga xam ne mooy génne ëllëg doom boo xamante ni nii société bi à un certain âge surtout à l'âge de la prophétie 40 ans bi nga xamante ni nii moom la nitu yàlla yu ci bari génnee ci âge boobu war na nekk koo xam ne ki ngay génne à cet âge là mu nekk ko nga xamante ni su waxee ñëpp bëgg ko jur waaye su jëfee it ñëpp war ko jur. tey su ma la déggee mooy responsabilité jigéen mooy fexe ba yar nit boo xamante ne bu génnee rek dina nekk nit lumière dina nekk nit boo xamante ne tey koo gis rek am yaakaar ci moom mën a gis ci moom ay valeur ak ay vertu yoo xamante ne bu ko utiliser rek tey pencam jag. léegi man ba ma bëggoon xam rek ak jamono bi ñu toll nii ak modernisme ak ni contexte bi changé est-ce que tey rôle lu jigéen dafa yem kese ci yar njaboot toog këram rek est-ce que si loolu la yem. waaw loolu dañ ci sawar a waxtaan Mohamed ndaxte yaakaar naa jigéen ñi nga xamante ni nii moom la ñu doon ñun ci àddina doon nañ ñoo xamante ni nii d'abord ku ci nekk da nga nekkoon une entrepreneur nga xool ci Situna Khadija nekk na koo xamante ni elle était la femme la plus riche à la Mecque. Mohamed était l'homme le plus pauvre financièrement à la Mecque. ñu xëy un bon jour matin bu mu xëyee doon le plus pauvre de la Mecque mais ngoon bi jot ñu may ko soxna mu doon l'homme le plus riche de la Mecque. kon nga gis ni jigéen bu xam boppam ci niveau boobu war na xam ne war na accompagner ki nga xamante ni moom lañ ko booleel pour ñu mën a lu mën a wax pour ñu mën a sosal dara pour ñu mën a teg dara loo xamante ni nii ci loxo société bi dina leen lew mais aussi loo xamante ni dinañ koo teg ci loxo yàlla ñu door ko lew nekk na koo xamante ni nii bu ñu nee jur bu ñu waxee jur ñëpp mën nañu jur jigéen bi day jur xar bi ci mbedd bi dafay jur keneen ak keneen dafay jur nga gis ni kon nit bi ni yàlla moom la gën a sopp moom la gën a bëgg ci li mu bind am na beneen niveau bu mu koy xaar niveau boobu mu koy xaar moom mooy la personnalité la dignité humaine parce que ni ko suñu papa bi Sidi Ahmed Diakhaté di waxee suñu responsable moral maa ngi koy nuyu ci au passage danaan la personnalité accouche nee na nit dina jur nit ci personnalité am nit dina jur nit ci nitéem parce que ki nga xamante ni yaa ko jur yow yaay source bi nee nañ la femme c'est la première école yow yaay source bi nga xamante ni ci yow lay jëlee information yu mën a tëralee dundam wala tax dañ naan la ku am source bu fiable ci niveau boobu da ngay am information yu fiable yi soo amee information yu fiable yi moo lay jox culture bu fiable bi boo amee culture bu fiable bi moo lay jox caractère bi nga xamante ni moom lay mooy régir sa personnalité kon kooku mooy ki nga xamante ni nii ci wàllu boobu dañ koy xaar non seulement ci taxawaay parce que nee nañu jigéen dafa am ñeenti contrainte rek la am tey loolu dañ koy contextualiser parce que bu ñu nee xare ji tey fi mu ne ku ne xam na ni jóg suba teel uti loo xam ne mooy ñoŋal sa der mooy taxawal sa dignité humaine loolu dara ëpp ko xare te ci contexte boobu la ñu nekk fi mu nekk nii kon jigéen war na nekk ko xam ne contrainte bu ñëw war na am vertu bu mu fa fekk première contrainte boobu li nga xamante ni nii moo koy dalal c'est la tranquillité bi ñu doon wax sànq nga gis ni deuxième contrainte bi nga xamante ni moom la am mooy problème mu mooy danger wu ëmb ak wasin foofu dañ ko fay bàyyeel digganteem ak boroomam parce que yàlla moo am loo xam ne def na ko ci moom d'abord mu ngi daggee benn aracham ci moom def ko ci jigéen ñu naan ko archul karim c'est l'utérus à vrai dire am benn porte bu fa nekk boo xam ne daf ko sécuriser ak turam ñu naan ko ar-rahman ar-rahim muy ruxum et c'est l'hymen jël caabi bi jox ko ni ko am téyel ma luy caabi ji mooy dignitéem ni ko carrément mu dencal ko loolu ba keroog bés bi nga xamante ni nii biñ ko waree ubbi mooy bés bi nga xamante ni nii ubbil nañ ko d'abord caabeem bi nga xamante ni nii mi ngi ci penc bi tamit di jàkka ji kon nga gis ni
ci wàllu boobu bu ñu avancé lu bari ci loolu xëy na émission bi duñu ko laaj contrainte boobu dafay dellu ci verticalité am ni mu waree mel ci pureté am d'abord ci digganteem ak boroomam pacte de complémentarité boobu mu signé ak moom sous le secret de la condition seigneuriale. am nañ ay références yu mat référence bu ñu xoolee ci ñoom rek tey suñu penc mun na jag ama jox day naa ñu ngi lay jaajëfal ñu terminé waxtaan bi fii nga xamante ne waxtaan bu am solo nga ñu indil tey ci jigéen te Mouhamed ma jox mu taw te Mouhamed wax na wax bu am solo te mooy bu ñu def différence entre kii góor la wala kii jigéen la mais y a les valeurs yi nga xamante ne ñoom loolu la humain bi di incarné si la ñu mën a juger kii lan mooy personnalité am dëgg te damay dégg kilifa yi di wax ni nee nañ jigéen amul góor amul mais jikko la nit di incarné pour mën a mat li nga xamante ne moom la ko yàlla sant si penc mi donc maa ngi lay bàyyi nga tàggoo waaw maa ngi leen di remercier ci émission bi nga xamante ni permettre na ñu livrer message bi nga xamante ni jot nañu ko tàttagal ci jigéen ci niveau boobu ba nga xamante ni dañuy mën a rappeler fàttalik ñi nga xamante ni ki nga xamante ni moom la ñu doon ñun jigéen dëgg-dëgg di remercier waa équipe Leuz TV bi yëpp di remercier sunu papa bi nga xamante ni moo waral lépp ndax ci daaraam ci penk tànkam la ñu topp muy Sidi Ahmed Diakhaté di nuyu remercier ñëpp remercier sama yaay remercier sunuy marraines di remercier les femmes yi nga xamante ni ak situation bi fi mu toll nii ñi ngi génn ci mbedd bi di doxal seen mission comme les femmes médecins hommage à ma maman Oumou Kébé Ba la cardiologue ñooñu ñëpp ñu ngi leen di rendre hommage di leen wax ni fi ngeen taxaw foofu la waaw li ci des mooy ñun seeni doom ñu ñëw relever le défi jéggi jikko yi tedd yi nga xamante ni ñoom ñi ngi ci hommage à ma maman Adèle aussi merci à vous tous. waaw mbokk yi kon émission bi fii lay yem di couvre-feu tey waxtaanee nañ lu am solo te mooy jigéen xanaa di gën a ñaax suñu mbokku góor ñi rek ñu bàyyi xel li nga xamante ne moom mooy jigéen ndax ku la sukk jur ki nga xamante ne moo lay taxaw ci situation bu nekk lenn loo mën a def rek mooy rendre ko hommage tous les jours waaye tamit gën ko bàyyi xel waaye tamit gën ko sàmm donc ñu leen di jox dig daje ci seen beneen émission couvre-feu waaye rek di leen fàttali mesures sanitaires yi nga xamante ne moom la kër docteur jël pour bàyyiloo ko xel ñun ñi nga xamante ne ñooy citoyens yi restez chez vous toog leen seen kër stay at home merci beaucoup.